jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar daañ ko door ak tiis wi nga xam ne moo dal suñu kaw presse sénégalaise nekk daal di ñàkk ak jàmbaar moom Jean Meissa Diop nag doonoon ci bokkoon ci cëslaay yu groupe yu Walf Fadjri nag daal di nay génn àddina ni ki tey ji ci dibeer gi daañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo daañu wax ci leneen di mbas meeg tolluwaayam ci même réew juróom benn doomi aadama daal di nañu toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken ni ki démb ñaari junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi nga xam ne nag daal nañ koy def nag ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am ñuy wax ci leneen ñeenti hectares yoo xamante ni daal nañ koy jagleel transporteur malien yi nag ca diwaan bu Sandiara bërëb boobee nag lu ëpp junniy camion mën nañ faa taxaw fii ak jëmmi jamono itam liñ ci ficc ci ay koppar ngir daal di ko fay def dina toll ci fukki milliards ci suñu ay koppar ki def lu ni mel di jiit bu bokk moomeel bu Sandiara mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxir la tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu doore ko nañu ko junjee woon génnuk àddina Jean Meissa Diop ku nekk xam na liggéey wi nga xam ne nag mi ngi ko doon def ci wàllu tasum xibaar bokkoon itam ci cëslaay yu groupe yu Walf Fadjri doonoon professeur ca CESTI ginnaaw bi tak daal na génn àddina ginnaaw bi nga xam ne rek tëdd na feebar boobu ak léegi ci samay kàddu groupe Futur Média di ko jàll njabootam waaye itam di ko jàll askan wi ndax itam ku nekk xam na ne suñu naataangoo woon ci métier wi nga xam ne ñu ngi koy def jamono yi doonoon jàmbaar lool doon ci bay waaram ñu wax ci leneen mbokk yi di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew juróom benn doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaari junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi ñu def nag ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am téeméer ak ñaar nag ci ay cas contact téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu jàngoroy coronavirus te xamuñu rek fan lañu ko jëlee. niki tey ji itam beneen ab dogal daal dinañ koy jël mu ñeel église bi wala bokk jàngu bi nag di ay dogal yoo xamante ni lépp lu soxal wàllu mees yu mariage nag daañ ko jagleel njaboot gi ak itam jegeñaale li wundu lu ni mel xam ngeen ko moo ngi fees nan def rek ngir daal di dakkal lawteefuk virus bi ginnaaw bi nag monseigneur André Guèye di évêque bu Thiès moom moo xaatim la nga xam ne moom moo ca tukkee ba mu ca noppee Alxasan Ba moo ñu jukki la ñu tënk ca woowule bataaxal. dogal yi ñu jël bokk na ci messe de mariage yi loolu nag ñu ngi ko jagleel njaboot yi kese ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jege ñaale lu jëm nag ci li nga xamante ni mooy ñaan yi ñuy amal ci biir kër yi wala sax di exposer li nga xamante ni moom mooy néew bi loolu yëpp dañ ko ajandi levée de corps yi itam ñu ngi ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy njaboot yi néew yi dañ leen di yóbbu directement ca sëkk ya prêtre bi daal di def li mu war a def ci teewaayu njaboot ji ak ñi nga xam ni ñoom ñooy parents proches yi mooy nga gën a jege njaboot ji mees bi nga xam ne nag ñu ngi koy defal ki nga xam ne moom moo génn àdduna ak obsèques yi njaboot ji ak jegeñaale yi ñoom ñoo ciy teew rang yu gudd yi ak regroupement yi itam ngir fexe ba jébbal seeni njaal loolu yëpp dafa mel ni ajandi nañ ko ak li nga xamante ni itam moom mooy togg yi ñuy togg ci biir kër yi loolu yëpp nee nañu dañ ko déconseillé càkkutéef bi ñu ngi ko def jëmale ko ci diocésain yëpp liñ ciy jublu nag bu ñu sukkandikoo ci monseigneur André Guèye évêque bu Thiès mooy fexe ba moytu lii di dandante yi nga xam ne mun na yombal lii di contamination mbas mi église bi gis ne mbas mi sax mu ngi gën a wuy di propagé wu te itam mu ngi gën a faat loolu moo tax communiqué bi nga xam ne monseigneur André Guèye moo ko signé di fàttali li ci jëm ci respecter distanciation yi takk masque ci lieu de célébration yi désinfecter église yi ak chapelle yi wante itam raxas say loxo jamono june prêtre yi di utiliser l'eau du gel ak acteurs liturgiques yi document bi di fàttali ni état d'urgence bi ñu décrété ci région de Thiès ak Dakar dafa interdire li nga xamante ni moom mooy cortège ay rassemblement ay manifestation ci voie publique yi ay réunion publique
waaye itam lii di ngénte mariage ak réception religieuse yi mooy maanaam li nga xamante ni moom mooy manifestation yi jëm ci wàllum diine ñu respecté li nga xamante ni moom mooy distanciation yi monseigneur André Guèye mi nga xam ne mu ngi insister ñu daal di respecté mesures yi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ci dibeer gi mu ngi yaakaar ni prêtre yi ak fidèles yi daañu yombal li nga xamante ni moom mooy dogal yi ñu jël. dogal yooyu la ñu jël Alxasan Ba ñu wax ci leneen di may ak deret ñi def lu ni mel nag di réseau d'interconnexion d'échange de partage ak itam solidarité nag ginnaaw bi ñu doon amal seen ñetteel bi at boobaak léegi bi ñu ko taxawalee li ni mel ñu ngi ko doon amal ca centre national bu transfusion sanguine bi nekk fii ci Ndakaaru naka noonu itam ñuy sàkku ci askan wi ñuy faral di may deret ngir rek daal di sauver ay bakkan moom Fatou Niang moom mooy vice présidente ba daal dina yëkkati ay kàddu dénk ko suñu ndaw Abdoulaye Diop ak Diafara Ba. li waral ñu woote li mooy dañu constater que les banques de sang dañoo am problème parce que médecins yi dañu gis ñu woote ci presse bi depuis coronavirus bi am banque de sang yi amatuñu sang nit ñi dañuy ragal a ñëw parce que dañ naan bu ñëwee fii dañ fiy amee virus bi léegi nag RIEPS comme ñun lu ñu soxal lu ñu ñor depuis ñetti at mooy def ay action sociale c'est-à-dire di dimbale nit ñi di dimbale ñu sonn ñi tey ñu ne suñu action bu njëkk tey comme ñii nañ ko def ci année bi nañ ko def ci lii ñuy joytu mooy deret parce que loolu dafa rëy koo sauvé dundam mooy sauvé nga lu nekk am na ñuy def ay accident amuñu leen jàppale femmes yi accouché am hémorragie yi amuñu deret donc ñu ne nañ def action bi ñu woote nag partout Sénégal RIEPS fépp taxawandoo Thiès Mboro Saint-Louis Kaolack ñu ne nañ génnandoo tey ci jour bi joxeendoo sang bu ñu amee 500 poches de sang ñu jël tey nag gis nañ ni ñëpp ñëw nañ wuy si passé nañ ko sax largement 500 poches. lu ni mel njiit bu réew bu Sénégal Macky Sall moom moo ko biral di lancement wu ñaareelu phase bu plateforme industrielle bu Diamniadio conseil bu surveillance bu agence pour la promotion des sites industriels nag demoon na ca barab ba ngir rek daal def ab taxaw seetlu xam ngeen ne aw bànqaas la ñu teewlu suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toggal diwaanu Tëngéej Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. naaw tukkib nemmeeku bu mu amal ca plateforme industrielle bu Diamniadio teg ci lii di domaine industriel bi lii di conseil de surveillance bu agence de promotion des sites industriels di rafetlu liggéey bi nga xam ne bii tàmbali nañ ko depuis atum 2014. depuis 2013 ñun bu ñu fi ñëwee ku xooloon li ñu fi fekk ak tey da ngay jom si yàlla xam ne am na liggéey bu bari boo xamee ne nit ñi def nañ ko parce que ba ñu fiy ñëw fekkuñu fi dara. dañu fekk agence boo xamee ne ay bori kese la lu jege ci milliards ci ay des mënatuñu am chéquier amatul faju am ay arriérés de salaire am yu bëri yoo xamee ne métti woon na ba ñu fiy ñëw waaye yàlla ak président la ak orientation yi ñu jox fas jëmee ne industrie ca kanam à travers l'industrialisation. ca wàllu lii di direction générale bu APROSI ñi ngi rafetlu bu baax a baax lii di taxawaayu yenn ci ay industrie yi nga xam ne nii créé nañ ay emploi yu am solo. ñëw nañ fii aussi ci domaine industriel bi nga xam ne président moo ne nañ ko accélérer comme ni ko président conseil Sémou Diouf waxee domaine bi koy président di jël kenn nekku fi woon àll la woon rek quoi pâturage la woon léegi defar nañ ko ba nga xam ne moom sur 167 hectares yëpp am na ay industrie am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw ci installé wu am na ñoo xam ne commencé nañ di produire mooy fi ngeen nekk nii usine bii ñu nekk nii mu ngi commencé matagul sax at ak dara mu ngi tabaxu am na yu bëri yoo xam ne noonu lañ demee accéléré nañ seen installation ñu ngi commencé di produire. ci côté ñii di industriel yi nga xam ne ni ñenn ci ñoom ña nga installé woon fële ca Ndakaaru ñi ngi rafetlu bu baax a baax lii di site industriel bu yees boobu gannaaw sax ay jafe-jafe jëm ci wàllu enclavement waaye tamit wàllu assainissement. wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaayu xibaar mbokk yi 4 hectares yoo xamante ni daal nañ koy jagleel transporteur malien yi ki def lu ni mel di rek jiit bu bokk moomeel bu Sandiara barab boobee nag lu ëpp junni camion mën nañ fa taxaw fii lekk jëmmi jamono itam daañu fi ci ay koppar daal di koy def ci barab boobee nag ginnaaw ab taxaw seetlu toll na ci fukki milliards dañuy teewlu Serigne Gueye Diop xam ngeen ne moom mooy jiit bu bokk moomeel bu Sandiara yëkkati na ay kaddu dénk ko suñu ndaw Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. Depuis 4 ans maliens yi dañuy ñëw à Sandiara ñu daal di indi ay fi ñuy sangoo indi gendarmerie indi sécurité bi ñu dem ba tey Sandiara moo leen gënal fu nekk. foofu lan mooy rôle am bu njëkk mooy camions yi day nekk une zone d'attente maanaam au lieu camion dem di fële di xajaloo foofu à Dakar amul fi ñu stationné ñu toog Sandiara ñaareel bi aussi mooy dafa nekk zone boo xam ne zone logistique lay doon
maanaam du doon rek dañuy jël ay marchandises dañu ñëw fi jël si aussi engrais bi nga xam ne mu ngi dañ ko doon fabriqué fële Maroc engrais bu usine boobu nag la ñu indi fii à Sandiara kon ñu bëri dootu ñu soxla dem ñetteel bi mooy pétrole bi ñu doon jëlee au port de Dakar ak gasoil bi di ko yóbbu Mali citerne yi dootu ñu parce que Petrosen aval dañu ñëw fii joxe def pétrole boobu def fii lu tolloog ay fii yu rëy 30 000 litres yoo xam ne camion dootu soxla mais lii c'est la première phase. La deuxième phase est beaucoup plus ambitieuse dañu bëgg créer après une société de gestion et de promotion du port de Sandiara nga xam ne lépp lay am hôtel restaurant ak lépp loo xam ne port da koy am loolu la ñu bëgg a préparer. alors que mën na def 1000 camions la mën a accueillir ak lu tolloog 6000 conteneurs ci actuellement ci phase bi mais dans le futur projet bi yëpp dina coûter lu tolloog 10 milliards parce que lépp ay tëli la war a doon y aura des routes goudronnées y aura de la lumière y aura des voiries et à côté ci marché au Sandiara bi fi lay nekk. Seneclim toll na ci téeméer ak fanweer ci liggéeykatu microfinance Manko ñoom ñooñu nag la ñu dàq ci seen bërëbu liggéeykaay yi ñoom itam ñu daal di mer ba futt jamono yi nag li ñu sàkku moom moo di ñu daal di leen jox seen àq ak seen yelleef ginnaaw am ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko Abi Faye Modou Diop. mer ba futt la ñu def toll nañ ci téeméer ak fanweer ci ay employés yu filiale microfinance bu groupe Société Générale du Sénégal ñu gënoon ko xam ci SGBS ñoom ñi ñëpp dañ leen dàq te ñi def nii moom mooy Seif Manko. ñun entité la SGBS entité la au même pied que Manko kon groupe bu ñu nee groupe bi dafa am ay société économique nañ tëj SGBS au même mais mënuñu concevoir tey ñu ne dañu tëj Manko bàyyi SGBS muy déroulé. nga yóbbu ko Société Générale du Sénégal. yeneen travailleurs agent de crédit ak chef d'agence yëpp nga bëgg leen bàyyi ne doo leen jël te ñoo ñëpp bu ñu xoolee mat nañ 130 travailleurs loolu lañ wax duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. ñoom ñu amal assemblée générale tey di artu. tey ne loi bi may nañu ko dañ koy def parce que nous ne comptons pas laisser l'affaire waaw nous irons jusqu'au bout de l'affaire parce que c'est un combat d'honneur c'est un combat de dignité. parce que yu mag yi comme ay CMS PAMECAS nekk nañ si ay difficultés loolu nag dañuy demander le président de la République mu jàppale secteur bi su loolu amul rek li dal Manko dana dal yeneen secteurs yi te loolu mënuñu ko nangu. xalaatuñu benn yoon bàyyi mu sedd bileeg mbir ndax itam fa mbaxana doonee benn foofee lañ ko fas yéene yóbbu. travailleurs yoo xam ne jotuñu seen salaire pendant ñetti weer loolu mën naa citer waa FDA gis naa ne yeneen institution yu mag yi comme ay CMS PAMECAS nekk nañ si ay difficultés loolu nag dañuy demander le président de la République mu jàppale secteur bi. ñoom ñii ne seen aajo bés bu fajuwul des nañuy jël ay pancarte rëdd ci seen soxla waaye itam daañu tax ay morso yu xonk yoo xamante ni dana wone seen naqar ci buntuk institution financière bi ba keroog ñu leen di delloo seen xëy. jërëjëf Abi Faye cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci leneen mu ñeel jafe-jafe yi ci wàllu njàng mi ak njàngale mi lycée bu Njaañ nag nekk ca diwaan bu Louga xam ngeen ne bi ñu ko taxawalee ak léegi ëpp na fukki at ak juróom waaye itam mi ngi woy di nekk ci ay jafe-jafe ba tax itam ñangank wàllu waa ak itam askan waa li ñu sàkku moom moo di nguur bu Sénégal daal di leen di gestu ci jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund Thierno Fall. ni loo ëpp fukki at ak juróom ñaare ngi ni lycée bu Njaañ di ko jàngoonteel bokk na ci ñàkkum bloc administratif bi nga xamee ni si tey ji moom la leen conseil départemental bu Louga tabaxal. pendant presque 17 ans école bi nekk fi ñun ñi fi nekkoon ñi ma fi jiitu ak professeurs yi presque ñu squatté ay salle des profs chef d'établissement nekk ci magasin xam nga ba tey ñu ñëw am lii kooku waxuma la ñun yéene bi ñu am ak contentement bi ñu am mënuñu ko exprimer. dëgg la de. et puis aussi quelque part li may wax rek monsieur Sylla fi mu nekk nii moom mu ngi traduire en acte concret la vision du chef de l'État. jafe-jafe yi nag des na ba léegi ndax lycée bi ba léegi amagul ab bloc scientifique muy lu nga xamee ni ñii di jàngalekat yi aajo woon nañ ko lool. ba léegi problème yi des na parce que classe yi sax motul école bi am na ay série scientifique mais amuñu laboratoire amuñu produit donc suñu cours yi yëpp théorie lay doon alors que ñun suñu matières yi ñuy jàngale muy science il faut mu am ay pratique élève bi mun a jëfandikoo. ginnaaw bloc administratif bi nga xamee ni tabax na ko fi conseil départemental bi am na yéene gën a dugal loxoom ci lycée bi ngir xar kanam gi gën a soppeeku. dañu continuer di leen accompagner nous le conseil départemental parce que yéen lañ fi nekkal te président moo jox ndigal pour ñu jàppale école sénégalaise
kon lu ñu fi def rek ñun xeeb nañ ko moo tax ñun kon daañu continuer équiper leen bloc administratif bi ba ngeen gën a xarañ ci njàng mi parce que loolu la ñu président Macky Sall digal te ci loolu la ñuy taxaw. bâtiment bi nag liñ ci dugal ci ay koppar buñ ko xayma toll na ci fukki millions ak juróom-ñaar yu nga xamee ni conseil départemental moo ko génnee ci jibaam ngir jàppale ko lycée bu Njaañ. ginnaaw Louga ñu wax ci weneen ab diwaan Kabada ca diwaan bu Sédhiou foofee itam xeex wàllu xiif ndóol ak itam mar ba tax itam askan wa daal di lëkkaloo ak yenn ci ay partenaires ñu fi ci ay koppar yu takku waaye itam lu ëpp ay fukki njaboot itam daal dañ leen di tàggat ci lépp lu soxal waaye lu mbayum dër bi li ñu bëgg moom moo di ndaw yi daal di des fi ci réew bu Sénégal daal di fi itam daan seen nag doole Bakary Konté xaali jàmme. ndaw yi nekk fii ci Touba Fall ci Kabada ñoom nag ñoo daal di bénéficier wu benn projet de périmètre maraîcher boo xamante ne jëm na ba 68 millions de francs CFA. fii ku ko gis da ngay xam ne nawet ci ñetti weer ci fukki weer ak ñaari doyut liggéey kon bu ngeen mënee am activité ci l'hivernage waaye am activité itam ci bu l'hivernage bi jeekee loolu développement la ndax environnement dañu koy tuddee développement durable. projet bi nag day tax ñi daal di xeex lépp loo xamante ne nekk na ñàkk ak malnutrition fii ci diwaanu Kabada. sardine bi am na njëriñ ndax ñoo ngi ciy liggéey di ci jariñ suñuy njaboot léegi ñoo ngi koy bay bu noppee dinañ ci mën a jariñu ci suñuy kër dinañ ci mën a jaay. jëriñ ci suñu bopp jëriñ ci suñuy njaboot. ndaw yu bëri nekk fii candidat ci immigration clandestine mun nañu des seen dëkk daal fee liggéey tekki fi ba pare du ñu dem fenn. ñëpp xam nañ ne ñaata xale yu Sénégal ñaata jeunes ñoo des ci géej bi kon lii bu yaatoo mais jigéen yi ak xale yi kenn ku nekk dana am looy liggéey guddi ak bëccëg. kon même agression yi sax dafay daal di wàññeeku sàcc bi dafay daal di wàññeeku parce que li koy waral yëpp mooy benn d'abord ñàkk am jot waaye tamit ñàkk am dara. at bu nekk dina am ay hectares suuf yoo xamante ne daay yi ñoo ko daal di lakk fii ci diwaan bi mu nekk situation boo xamante ne AVPE mu ngi koy ñaawlu. daay baa ngi nii man ngeen ko jël fu mu nekk nii mu ngi lakka kon li ñu soxla mooy ministère de l'environnement et le développement durable waaye président Macky Sall itam ñu jàppale zone bi di arrondissement Bogal département Bounkiling mu am ay citerne ndox am itam ay matériel laitier yoo xamante ne dinañ ko mën a lutter contre feu de brousse. wax itam ministère de l'agriculture àll bi mu ngi lakka kon nañu préparer aliment de bétail bi parce que sinon nag yi njur gi dana dee. association des volontaires pour la protection de l'environnement ak partenaire am Valoré dinañ élargir projet bi ci yeneen gox nekk fii ci diwaanu Kabada loolu day tax ñi xeex lépp loo xam ne nekk na ñàkk ci diwaan bi gox boo xamante ne mu ngi am frontière ak Gambie. ci leneen wàllu tàggat yaram skateboard nag mu mel ni discipline bile ñu ngi koy commencé di gën a xam fii ci réew bu Sénégal ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ŋànk wàll wi ñu ngi commencé di ci tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi rawatina tout tànk yi maanaam ñi am fukki at jëm kaw Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba daje woon nañ ak ñoom ngir daal di ñuy jukkil ab reportage ñu seetaan. Jeux olympiques bu ñu jagleel gone yi ci Dakar atum 2026 fédération bu roller ak skateboard bu Sénégal mi ngi ci wàccaay wi. mu ngi tàggat ay gone yu seen at yées fukk ci wàllu woowu. fi teew pour jàngal xale yi ñaari moniteur la ñu yor muy Limamoulaye Gueye ak Jean Saldou ñu war a ñëw jàngal xale yi tey lan mooy skateboard parce que bu ngeen xoolee ba xool skateboard moo dugg Jeux de la jeunesse ak Jeux olympiques donc fokk Afrique ak Sénégal wane seen bopp. ci sport bi pour mën a am qualification Tokyo 2021 bi buñ ci jógee Paris 2024 ñu war a participer ak Dakar 2026 li nga xam ne ñun ñoo ko moom organiser ko biir Ndakaaru buñ ñu fi fekkee war nañoo mën a joxe résultat wane ni ñun tàggat nañ suñuy xale ba am ci ay médailles. farlu bi ci gone yi wane daf yaakaar ci ñi leen di tàggat. Il y en a qui ont des capacités. am na ñenn ñoo xamante ni nag am nañ xarañteef gi donte mosuñoo def li nga xam ne moom moo di skate mais jamono yi nag foog naa ne ñu ngi amal mbir mu nu mel bu baax a baax yaakaar naa ni itam boobu lay tàggat yaram dina leen neex ñu wéy di ko def ci tàggat yaram wi nga xam ne rek moom lañ jagleel ndaw ñi fii ci réew bu Sénégal waaye itam ci tundu Afrique. Et le Sénégal aussi. ci li ci kanamam fédération bi fas yéene yaatal skateboard bu baax ci réew mi ba noppi am ñu leen teewal ca Jeux olympiques yu Tokyo ren jii. dañuy jéem a intégrer skate bi suñu biir club yi pour jàppale skateurs yi pour xale yi mën a bari
loolu mooy suñu ambition parce que boo seetee ci àdduna benn club rek du dem foog mu am ñoo xamante ni dañuy jongante ci biir pour résultat mën a génn. Jean Saldo moo njëkk dem pour représenter Sénégal à Londres pour mën a qualification bi dem mais par ñett la ñu war di yóbbu mais manque de moyens moo tax ñett ñi war a dem songaguñu dem pour résultat bi bari pour ñu mën a qualifier Tokyo mais ñu ngi ci yoon bi daal ndax moom fi mu ne jox na. niki roller bi mu di li fédération bi am yéene coppi ci lu yàggul. Cheikh Sadbou Diarra élément boobee moom moo yëkkati jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi Cheikh Tidiane Diawo noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wëyee ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.